alxames ñaari fan ci weeru septembre ci atum 2021 mbokku téléspectateurs yi yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale mbokk yi lu ñuy waxtaanee daa jëm ci mbirub koppar koom-koom wala sax mën nañ ko wax ci li xam ne day doxal yenn saa yi réew lii ñuy jël yenn saa yi ci ñenn ñi ngir mën ko dugalaat ci biir koom-koom gi ngir mën a ñëpp yamale luy dugg ci biir réew mi ñu xool nañ koy tegee ci yoon loolu la ñu war a waxtaanee mu jëm ci ay mbirub fiscalité ak yu ñu mel waxtaan boobu nag dañ ci ànd tey ak kiiti Magueye Boye nekk inspecteur des impôts nekk itam chef de centre de service bu nekk ca fisco bu Mbour Magueye ñu la dalal ak jàmm. maa ngi leen di nuyu bu baax Assane di sant di woo aussi ak DGID. Direction générale des impôts et domaines. doon fiscalité particulièrement prélèvement de taxes. loolu noonu surtout muy loo xam ne démb ci altine bi démb ci àllarba bi moo nekk le 1er septembre la ko ñitti waa DGID tàmbali mu nekk loo xam ne ñu bëri miinuñu ko wala comprendre ñu mooy lan PCF ñiiti wax ne nan nañ koy defee lan mooy njëriñam lu tax ñu teg ko est-ce que mën ngeen ñu andi déjà ci PCF lu muy firi ak lan moo tax ñu teg ko. jërëjëf Xassane PCF prélèvement conformité fiscale. Effectivement li nga wax dëgg la démb 1er septembre. mercredi 1er septembre. oui. ci la entrée en vigueur maanaam ci lu ren ñu fas yéene ko tàmbalee doxal. waaye du démb lañ ko voté. du démb. oui. loi de finance 2021 ñu voté ko en décembre 2020. moo prévoir prélèvement de conformité fiscale ñu koy woo PCF. mu ni képp koo xam ne ni da ngay dugal marchandise jëlee ko bitim réew. di ko indi ci réew. bu fekkee ba warloo services fiscaux yi. déclaration ak fay sam lem wàccu la dañ ne la booy ñëw di importer di jënd muy dugg ci biti biir réew mi da nga ci fay 12% de la valeur maanaam téeméer bu ne fukk ak ñaar di nga ko ci fay ci prélèvement boobu ñuy leeral nag benn mbir du tey ñu tegaat sunu baaraam foofu décembre 2020 lañ ko voté woon boobu ak léegi ñu ngi doon seet naka lañ ko doxale ak pour appliquer donc toog nañ juróom-ñetti weer yoo xam ne ni naam waroon naa dugg waaye ñuy xool noo xam ne nii pédagogiquement maanaam di xirtal ak ci ndànk di waxtaan di yaatal ba seet noo xam ne nii bu ñu ko ne doxalee du doon loo xam ne nii day dal ci ñi nga xam ne nii ñooy ñii nga xam ne nii dañuy fay normalement seen l'impôt donc démb la dugg waaye ñu ngi ko voté en décembre 2020 loolu jar naa leeral. lan moo ko waral yaa ngi wax léegi ne pour ñuy dugal yenn saa ay importation ay bagages ak ñoom seen lan moo tax ñu toog ba benn jamono ñu ni non foog ñu teg ab plan de conformité fiscale ngir mënti jël ci ñi dafa nekk loo xam ne daf fi yàggoon ñi ñenn ñi di dugal te daaw ñu fay wala ñenn ñoo xam ne dañ amoon ay njuuj njaaj yoo xam ne dañ ko mujjoon gis moo tax ñu ni nañu teg PCF bi wala dafa am leneen lu ci lu làqu ci ginnaaw. waaw li may leeral rek mooy du ab lémpu ndax lémpu du xëj du seen ci ñëpp lay dal mais bii dafa am ñu mu ciblé pour xiirtal leen waaye ñi nga xam ne ni ndax lémpu ñëpp la war képp kuy gañe am koom nekk ci biir réew mi di jënd mbaa ngay jaay mbaa ngay liggéey muy génne dara lémpu da laa war yow salarié bi nga xam ne nii fin du mois bu ci nekk da ngay jot sa salaire comme ñun ni mu ñu waree noonu la waree importateur bi nga xam ne ni day indi ab marchandise am teg ko fenn di ko jaay di ca am bénéfice yow mënoo rëcc xam nga lu tax mënoo rëcc weeru dee wu ne buñ lay fay dañ ciy tekk li nga xam ne nii mooy sa impôt daal di koy reverser trésor waaye am na ci ñooñ bu ñu importé ba ñëw ba jaay ba am bénéfice au lieu ñu dem déclarer fay du ñu ko def et pourtant am na commerçant yu bëri et nit yu bëri ci ñoom bu ñu importé ba jaay ba génne seen bénéfice dañuy ñëw déclarer ñu daal di fay li leen warloog impôt waaw bu fekkee kii day fay l'impôt bu importé kii ne du fay l'impôt bu importé ata naka ngay def pour que ki nga xam ne ni daawul fay di fay bay may ngoog tolloog ki nga xam ne nii moo daan fay donc instrument d'équité la dañuy fexe ba ki ngay xam ne ni doonu loon fay mu doon loo xam ne ni lu muy fay at mu jot wala weeru dot la bu fekkee yenn impôt yi la TVA ak ñoom seen bu dee l'impôt bi nga xam ne nii mooy impôt sur le revenu wala impôt sur les sociétés mu koy fay at mu jot kooku conforme na
donc bu importer loolu du ko war mais ki nga xam ne nii dafay toog ab diir di ay marchandises yu bëri di ko dugal ci réew mi. di ko jaay ji am bénéfice am yow mënoo rëcc ndax retenu à la source la. commerçant bu jub bi nga xam ne nii mu jub te bari nañ ci lool. ñëw déclarer daal di fay l'impôt waaye ki nga xam ne nii jubadi wala ñàkk xam. ndax mën na cee am importé na ñëw jaay ba pare jël bénéfice am def ci poosam. di jël tali bi ngay jël. di fi ngay fajoo di utiliser les services de sécurité te nee na moom du fay lépp bi ko warloo te yow yaa ngi fay commerçant bi ci côté bi ci wet gi moo ngi fay ana nu ñuy def ba kooku xirtal ko mu ñëw di déclarer di fay ba fexe ba tamit li ñu woowee équité nit ñi daal leen yamale ci impôt ndax loolu sax dafa am solo ndax bu dee kenn ki day fay kenn ki du fay bu yàggee kiy fay di nga ko sonal donc dañoo bëgg a xëcc ñëpp ñuy ñëw xiirtal ñëpp ñuy ñëw daal di fay. sant ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké Niang ci xibaar yooyu mu ñu andiloon ci marax gi moom ñu jox ko di daje ci kanam incha allah ci ànd xeex corona ñu wax ci leneen mbokk yi tey ci seen dog d'information ni ma leen ko xamalee lu ñuy waxtaanee daa jëm ci mbirub koom-koom fiscalité impôt taxe yeneen yi xam ne Sénégal dañ koy soxla yenn saa yi nit ñi yenn saa yi te ko dégg te duñu xam nu muy demee ak PCF bii ni xam ne waa DGID instauré nañ ko muy prélèvement de conformité fiscale nekk ab mbir boo xam ne itam teg nañ ko ñoo ngi andi ay leeral ci lan moo waral PCF boobee nan lay doxee ci plateau bi ñu àndi ci ak Magay Boy nekk inspecteur des impôts et domaines nekk itam chef de centre des services fiscaux bu Mbour. Alors Magay ba ñu jeexal sànq ñoo ngi nekkoon ci benn poñ muy PCF bi ñan ñoo ko war moom maanaam ñan lañ koy ci ñan lañ ko war a jël am nga ñoo ci doon leeral maanaam ñi xam ne ñoo ngi amal ab activité xamuñu ne war nañoo def déclaration wala defuñu déclaration bi nan la nit ki war a xamee ne moom ci mbir mi la bokk maanaam man ab Cheikh Hassana Fall may jënd suukar ci ko andi biir Sénégal waaye xamuma ne peut-être man bokk naa ci ñu war a fay lii wala fayuma lii nii nan nga war a def wala ban yoon nga war a mën a jaar ba xam ne war nga mën a fay sa PCF bi dañ koy jël ci yow. laaj boobu am na solo loolu. mais ma fàttaliwaat rek. comme dañu dellusiwaat ni PCF décembre 2020 lañ ko voté woon ci loi de finance 2021. mu ngi dugg dem 1er septembre. boobaak léegi ñu ngi seet naka lañ koy doxalee. ki mu war lépp dafa war a tolloole nit ñi. bu fekkee ñenn ñi dañuy fay te ñenn ñi duñu fay day mel ni ñu doon fay da leen di désavantager. te l'impôt warul dugg di doon benn biais ci concurrence entre même acteur de même secteur d'activité. loolu moo tax ñu indi prélèvement de conformité fiscale. pour que ñi daawul fay ñu wootal leen. xiirtal leen ñu ñëw fay. waa ñan ñoo daawul fay nag ñu jàpp ni ñoo war a fay prélèvement de conformité fiscale. ñi koy war a fay mooy ñi nga xam ne nii ñu ngi importer. di jaay ci biir réew mi di def bénéfice te mësuñoo ñëw ci service su impôt yi ne leen am naa bénéfice ci nangam laa ci war a fay wala ñi nga xam ne nii dañuy mën a ay activité ba pare di làqatu du ñu fay ak ñi nga xam ne nii xamuñu ko bokk na ci ñi nga xam ne nii tamit effectivement bi ñuy commencé seen activité ñëw nañ daal ne service administration maa ngi tàmbali samay activité waaye ba ñu ko defee ci lañ leen gëj a gis ñu déclaré dootuñu ñëw kon dispositif bii ñu jël prélèvement de conformité fiscale PCF du l'impôt boo xam ne dafay ñëw dal ndax l'impôt warul bàyyi kenn mais bii dafay jël ñi nga xam ne nii dañoo nekk en marge de la loi maanaam du ñu ñëw fay si du ñu ñëw déclarer ñu ne leen bu ngeen di importer yi di ngeen fay 12% ci valeur en douane la ngeen di importer waaw loolu bu ni nag dafa wàcc ñëw dal ci ñëpp doon l'impôt dañuy fàttali kooku rek daal koy xiital ngir mu ñëw fay bu fekkee ñëw na fay ba conforme loolu nga xam ne nii daf ko waroon a fay ci code douanier bi dafa am benn attestation de non assujettissement à la au prélèvement de conformité fiscale buñ koy délivrer dañ ci ñëwaat léegi am nañ plateforme boo xam ne nii de manière automatique moo la mën a délivrer cette attestation là alors pour leeral ni ñooñu lay dal ñi nga xam ne nii dañuy importer te kenn xamu leen ak ñi nga xam ne nii dañuy importer naam xam nañ leen waaye du ñu déclarer ñetti weer yi weesu ñëwuñu déclarer ak mais weesu ñëwuñu déclarer soit impôt sur les sociétés ak impôt
sur le revenu ñooñu la prélèvement de fonds fortuité fiscale bi war. Boy Sénégal bu xam nañ ko léegi dëkk bi ñu baana lañu dafa mel ne léegi mujj nañ ko def sax ne statut téléphone yeeg Facebook yi lépp marché Sandaga la wala marché Tilène la. ndax ñëppay jaay gis nañu ne aussi ñoo ngi ci ère boo xam ne ñenn ñu dugatuñ ci ay conteneur ci ay nit lañ koy jox ñu ñëw defal la ko mooy nuñ koy duppee ay GP ak yeneen yu ñu mel ñu nan la ñu mën a def ba mën a wax ne diw mi la mbir mi wala laal wala gros importateurs yi kese la mbir mi concerné. waaw dafa am ñaari mbir yoo xam ne da nga ko génne sànq. mooy ki nga xam ne nii dafay importer de manière physique. ak ki nga xam ne nii dafay jaay de manière virtuelle. de manière numérique. ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk am na lu la war ci biir impôt ndax l'impôt. boo gañee am koom rek jënd nga jaay moo xam noo ko jëndee ak noo ko jaayee. bu amee am koom rek l'impôt bi dalaa war donc ñi nga xam ne nii dañuy utiliser ay plateformes. pour def seen publicité en ligne ou ailleurs. revenu ba ciy dégagé wu maanaam comme ma cay dégagé wu dañoo war a ñëw déclarer ko fay ko am nañ ay instruments de contrôle ndax on a des agents yoo xam ne nii ñu ngi nekk yenn saa yi ni ñu xaral yu bees yi ubbeekoo ci biir ak ci àdduna bi ci la ñu amee ñun biir direction générale des impôts et domaines ay agents yoo xam ne ni ubbeeku ñu leen ci loolu waaye ñu dellusiwaat tuuti ci prélèvement de conformité fiscale képp koo xam ne nii da ngay importer di indi marchandise bu franchir le cordon douanier ci valeur ba da nga ciy fay 12 000 bu fekkee déclaré woo wane woo sa bopp ni fay nga waaye dafa am benn plateforme bu ñu mettre en place plateforme prélèvement de conformité fiscale bu fekkee yow mi importé wóor na la ni sa digganteeg administration la waroon ci déclaration yépp def nga ko da ngay dugal seen ne yaa ci plateforme bi mu ngi nekk PCF prélèvement de conformité fiscale pcf.dgid.sn pcf.dgid.sn ku fa dugg rek ak sa NINEA ndax entreprise bu ci nekk am nga NINEA kuy importer tamit am nga NINEA dans tous les cas buy mënee une activité moo xam doomu aadama personne physique ak yi nga xam ne nii mooy entreprise personne morale am nga NINEA plateforme boobu boo ci dugalee sa NINEA bu fekkee conforme nga dafay générer dans les secondes qui suivent du yàgg dara benn attestation de non assujettissement au prélèvement de conformité fiscale ak benn QR code barre boo xam ne nii boo ko yóbboo def ko ci sa dossier d'importation les agents des douanes ñi nga xam ne ñoo jël sa dossier dugal sa marchandise fayeeku la du la fayeeku prélèvement de conformité fiscale bu fekkee yow déclaré woon nga sa existence ba déclaré yenn saa yi nga tëbal ñëw ci ñetti weer yi passé déclaré woo nga ñëw boo dugalee sa NINEA dana la yow mii de déclaré woo ñetti weer yi passé bu fekkee defoon nga déclaration boo xam ne xëy na agsiwul woon boo ko scanné dugal ko ci www.pcf.dgid.sn boo ko ci dugalee systématiquement service bi nga xam ne nii moo yor sa dossier daf koy valider bu ko valider sa attestation de non assujettissement au PCF daal di génn ak code bi nga dem présenter ko ci biir 48 heures loolu lépp dinañ ko ci régler nga xam ne du am retard ci délivrance ou du moins ci livraison marchandise yi nga xam ne da nga ko jënd boo ko yóbbu ci cordon douanier bi kenn du la laaj PCF ak ki nga xam ne nii moom dafay importer mësuñu koo xam bu dugalee dañ ko xamal ne ko yow mësuñu laa xàmmee ci services fiscaux yi dem nga wane sa bopp nga conformé wu bu fekkee mën ngaa importer sa marchandise dugg nga fay 12% nga dem moo tax xiirtal la pour ñu ñëw wane seen bopp ndax ci direction générale des impôts et des domaines suñu kilifa gi directeur général Bassirou Samba Niass mu ngi ko doon wax gis nga booy calculer di wut impôt bu dee impôt bu bees bu doon impôt la dañ naan la ñaata nga ciy xaar par at mi ñëw ñaata nga ciy xaar donc ñaata lañ ciy xaar ci recette mais bii moom da neex bu sañoon du ci am dara bu sañoon ñëpp dañuy wane seen bopp déclaré nga xam ne kenn du leen fayeeku 12% yooyu loolu tout le monde soit en règle daal loolu mooy liggéey bi ak yéen loolu c'est un dispositif d'incitation maanaam xirtal nit ñi ñu ñëw wane seen bopp fay seen impôt ndax ñëpp mën a yem ci kanamu l'impôt loolu mooy incitation bi ñu xamal ni tamit du luy yokk njëg du l'impôt dispositif la comme nañu ko defoon ci dispositif yële passé incitation maanaam 2014 ci la ñu xalaate woon contribution globale unique ñu dem ba génn régime intermédiaire tey
ñu seet ci lan la ñu mën a def pour que ñëpp mën a tolloo ci kanamu l'impôt ndax dafay méngoog suñu plan boobu ñuy woowee plan yaatal élargissement de l'assiette ñi nga xam ne nii daawuñu natt ñëw di natt nga xam ne nii ñi nga xam ne nii ñoo daan natt ñooñu ñu mën a tolloog ñi nga xam ne daawu natt ndax impôt dafa war ñëpp ci ñu mën a li nga xam ne nii mooy soxla askan wi ñu mën cee taxaw. wax nga ko léegi xaw ko boros sax muy lu jëm ci mbirub l'impôt PCF bi ñenn ñi dañuy wax xalaat ne xaalis bi suñ ko ci tegee ñi xam ne dañuy jël seen ay bagages ci ko andi ci biir réew mi mën nañ koo jël mu nekk ab lay surtout nag ci jamono ji xam ne lépp a cher koo wax ñu la noonu lu ñuy jëlee ca bitim réew day metti njëg bi léegi kon nag faw ñu yokku ko ci PCF bi su ñëwee même si c'est à titre incitatif est-ce que du tax du nekk lay ba ñeneen ñi di wax ne non koppar gi ñuy dugal ci l'impôt bi mën na tax bon ñun tamit ñu yokkaat suñuy njëg est-ce que du gën a metti. Xasan xam nga kuy lay moom day wut loo xam ne nii niroo naag méngoo naag dëgg mu jël di ko transformer pour nit ñi mën leen koo tegal waaye PCF waxul ki nga xam ne nii dafay importer ñu xam ko muy déclarer bu ñëwee jaay du dal ci kawam donc du yokk dara ci njëg waaye ka nga xam ne nii bu ñëwee importer laqatu jaay du fay impôt da ngay xool rek différence ba muy créer benn day indi biais ci concurrence bi entre ñaar ñooñu soit kenn ki bu fayee l'impôt ba pare ci impôt am ki nga xam ne ni moo jaar yoon ak keneen ki da ngay gis ni ñoom ñaar du ñu tolloo marge kii dafay ëpp bénéfice keneen ki tax kee da cay fay l'impôt donc loolu moo ko tax a jóg du luy yokk njëg ndax luy ñëw ci cordon douanier bi ngay fef sa déclaration defoon sa déclaration ci biir PCF boobu du dal ci sa kaw waaye bu fekkee mësuñu laa xam PCF foofu dalee ci sa kaw ëllëg bu ñu déclaré dootul dal ci sa kaw kon du l'impôt du luy yokk njëg dispositif d'incitation maanaam xiirtal nit ñi pour ñu ñëw di déclarer di fay ku ci déclarer di fay sa impôt moo xam importateur nga moo xam keneen ëllëg booy importer prélèvement de conformité fiscale boobu du dal ci sa kaw. mais est-ce que jamono duñ ko tàmbalee ndax leeral nga ko sànq 2020 la ñu voté loi bi. mais septembre 2021 bi lañ ko dogaati mettre en œuvre pour tàmbali ko. ñu war koo fayee ko ñi xam ne nekku matalewuñu ak yoon. mais moment bi est-ce que le moment est bien choisi. Hassan. amul benn jamono bu état war a toog te du percevoir impôt. amul benn jamono ndax amul benn jamono boo xam ne nii askan wi du ñu taxaw di xaar état. jël en charge les besoins donc koo xam ne nii li la war mu ngi fi du la wàcc da ngay xamoonteeg loolu dafay fekk la nga xam ne nii moom moo lay waree nga koy jàkkaarloo moom di ko lijjanti dafay fekk mu ne fa lii li ma la ko waxee sànq d'abord du l'impôt bu bees ñaar du yokk njëg ñett day wootal ñi nga xam ne nii daaw ñu fay ñëw fay maanaam kenn ku doon fay ay la yéwén du dal sa kaw jamono bii ñu nekk nii mu voté woon nañ ko décembre 2020 kon toog nañ juróom ñetti weer te doxaluñu ko ndax ñu ngi doon xool naka lañ koy doxalee plateforme bi mettre nañ ko en place kenn ku ci nekk bu fekkee la war la woon def nga ko boo dugalee si NINEA doo am dara ci prélèvement de conformité fiscale donc du am dara lu muy yokk njëkk. est-ce que plateforme bi sécurité bi moo nga ca ndax ñu ngi fàttali ko yàggul loolu plateforme DGID amoon na yenn ci ay jafe-jafe ba ñu génne woon ci ay communiqué leeral li waraloon mbir mi ay bëgg informatique la woon informatique comme on le dit c'est jamais net mais est-ce que bi la yoon def nañ lépp lu ci war ba nit ki su dugalee NINEA rek li mu soxla mu xam ko te xam ndax war naa fay PCF boobee wala moom mucc na ci mën a dem yeggale mbiram. ni ki démb. ba mu duggee ca la plateforme ba pare. avec toutes les performances maanaam doxalit bi nga xam ne nii moo ci war yépp ci biir. ak sécurité bi nga xam ne nii moo ci war fi mu toll fii ci jamono numérique toll. sécurité bi ci war yépp la direction des services informatiques. bu direction générale des impôts et des domaines ak xarale ya fa nekk xalaat nañ ko ba teg ko ànd ceeg. service douane tamit ak service yi des yëpp ndax on travaille en collaboration avec les services douaniers ci mise en œuvre PCF bi donc jamono yële passé c'est vrai amoon na ay yéex ci suñu dispositif SICTAS lié à la connexion mais loolu lépp ci xarale lijjanti nañ ko ba muy dox tey bu mucc ayib PCF bi tamit fi jamono xarale toll lijjanti nañ ko ba muy dox mucc ayib
lu ñuy gën di avancer nag en matière numérique yenn saay mbir mi di daw ñeneen ñi di découvrir loo xam ne ni mën nañ lay attaquer ak ay virus mais fi mise à jour antivirus ak anti attaque yépp toll DSI taxawee na foofu kon daal fi mu toll nii lépp matande la nag ngir nit ñi ti mën ti dem ci www.pc.dgid.sn boo ca dugal ci sa NINEA bu fekkee NINEA ba la nga waroon def déclaration yëpp conforme na léegi sa attestation de non assujettissement au PCF daal di génn. liggéey bi est-ce que dina doon lu yomb ndax nuñ koy xamalee itam Sénégal ñu bëri nekkuñu ci formalité maanaam këyit xamuñu ko xamuñu nan fa fu ñu war a jaar ak fu ñu war a jaar est-ce que nekkul loo xam ne liggéey bu ngeen war a ànd la ak yeneen kuréel yu gën a bëri maanaam li ci mel ne ministère bi xam ne moom la ñuy jox léegi mu jëm pour formaliser mbirub emploi liggéey yi ak ñiiti waa commerce ak yeneen ñi mel est-ce que du liggéey boo xam ne da ngeen ko war bokk ak ñoom ngir ñëpp gaw ñoo xam ne ñoom ñoo war a dem ci plateforme bi ñu mën koo yëg ñi xam ne ñoom xamuñu woon ne waroon nañu fay ñu xam ko ñi xam ne ci informel bi lañ nekk te war a dem ci formel bi ngir mën a bénéficier ci lépp loo xam ne ay plus la wala ay commodité ñu mën ko jot itam. alors dëgg la ni l'économie sénégalaise structuration bi maanaam koom-koom bi ñu koy pàccee bu ñu ko doon def ñi ci ëpp ñu ngi ci secteur informel direction générale des impôts et des domaines ay la yéwén yàgg na ci ubbeeku jëm ci nit ñi lu ñu leen di wax de manière pédagogique ba ñu ñëw di fay ak a déclarer 2004 waxoon naa la ko sànq ci lañ indi contribution globale unique pour wax secteur informel bi ni ko mën ngaa ñëw au lieu ngay fay sa déclaration di ko def lu bëri yoon weer wu jot at mu jot jamono bu ñett ñëw benn yoon nga def sa déclaration bu fekkee sa dayoo xam koom-koom tollul nel li boo defee sa déclaration nga fay benn yoon mu wàcc la kon kooku doxal na de manière pédagogique si diggante yoon rawatina nag tey jii nga xam ne nii loi yu bëri yoo xam ne nii voté nañ ko fi ba doxal ko pédagogie boobu nag day des parce que yenn saa yi waa DGID dañ leen di jàppee ne c'est la haute administration kenn du leen gis kenn du leen dégg waxtaan ak ñoom day xaw a metti loolu jaaykat yi ak ñi importé yenn saa yi dañ leen koy wax seetlu nga ni xar kanamu direction générale des impôts et des domaines changé na léegi bu baax a baax xam seetlu nga ko bu baax a baax ci doxalin bi seetlu nga ni sunu fi ñuy liggéey lu bëri gën nañoo ubbeeku seetlu nga ni communication DGID mu ngi gën a présente ci médias yi di wax ak nit ñi ci li nga xam ne nii moom lañ gën a nàmp moo tax ba ñu jógee 2004 jaar nañ ci 2012 tëggaat code général des impôts pour mu gën a oyof nit ñi di ko gën di xool di ko gën di xam boo gisee plan bi nga xam ne nii moom la ñu war a doxalee pour yaatal assiette fiscale bi tuddewuñu ko ci nasaraan plan yaatal lañ ko tudd yaatal nat yokk indi yokkute loolu la plan bi doxoon ñoo ngi jëm ci waxtaan ak askan wi bokk ak ñoom nekkin pour que ñoom ñu xam li leen war ñun ñu xam li leen war ñun ñu àndandoo daal di mobiliser recettes yi pour mën a permettre état yi mu faire face aux besoins des Sénégalais. Donc DGID évolué na bu baax naam tëjuwul woon déedéet mais léegi dafa gën a ubbeeku ci wàllu doxalin dem ci wàllu communication mag nit ñi moo tax ba après 2004 indi nañ ci sax benn dispositif transitoire bu nekk diggante réel maanaam ñi nga xam ne nii dañuy déclarer di fay ak contribution globale unique mooy ñi nga xam ne ñuy fay benn yoon ñu indi réel simplifié loolu lépp pour xiirtal ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci secteur informel ñu mën di ñëw di bokk ñuy waxtaan di weccoo amul benn loi bu ñu fi mës a voté initié ko ci bi DGID te waxtaane wuñu ko ak ñi nga xam ne ni ñoom lañ ko war a seqal ak ci ñooñu lay dal ëllëg évidemment am na ñoo xam ne ni dinaan làqatu démb ak bërki démb ngir bañ a fay bu fekkee da ngaa teg dispositif boo xam ne da leen war a xiirtal ñu fay dinañ fépp tuuti waaye loolu lépp de manière pédagogique ak pédagogie booy doxal dafay ànd ak tuuti xupp te xupp boo xam ne nii da nga koy doxal te àndul ak pédagogie day mel ni ragal loo nit ñi ñun ubbeeku nañ fi mu toll ni ubbeeku ngeen léegi PCF bi ñu ko waxee sànq leeral nga ko nga ni ñi xam ne nekkuñu woon en règle faw ñu dellu si am neen loo xam ne dinañ ko defee koo xam ne toog na ay at déclaré wul wala moo ngi doon importer li mu doon di importer am bénéfice yëpp ñëwul wax leen ko su ñëwee dafa war a fay d'un coup ou bien da ngeen ko tegal ay délais yoo xam ne moom la war ci doxee ndànk-ndànk ba muy mën a jot liiti non assujettissement boobee ni mu mën ko jot. waaw xam nga ñun dañoo am un dispositif d'accompagnement ki nga xam ne nii moo ñëwal boppam pour wane ni nekk maa ngi doon mëne ay activités waaye mosuma déclaré dina mën def déclaration d'existence
wax kañ la tàmbali ba mu tàmbalee bi ci jamono bi dinañ ko gunge ci nan la mën a fexe ba conforme ba mën a am attestation de non assujettissement au prélèvement de conformité fiscale. mën nañ ko sax gunge ci étaleel ko la mu war a fay ci diir bii di ñëw ci ab diir nga xam ne mën na koy fay ndànk-ndànk et bu boobaa mën naa am attestation de non assujettissement au PCF. donc plateforme bi boo dugalee ma fàttali ko sa NINEA bu fekkee conforme nga mu générel la benn attestation avec code QR dans les secondes qui suivent maanaam simili yi ñëw léegi da la koy génne boo ko génnee nga dem kenn du la ko teg bu fekkee amoon nga déclaration bu manqué boo ko dugalee centre fiscal bi day accepter bu ko accepter ci biir plateforme bi mu générel la sa attestation de non assujettissement bu fekkee mosoo déclaré tamit bu ñëwee dem ci centre bi déclaré def li nga war a def yëpp ba ñu enrôlé la ba dugal la ci base bi nga xam ne ni suñu base de données SICTAS bi méngale nañ ko ak PCF boo demee mën nga am sa prélèvement de conformité fiscale. Finalité bi lan la ñuy xaar ci PCF bi suñ ko tegee ndax sànq wax nga ko directeur moom lu mu wax moo di ne su sañoon sax du ci am bénéfice waaye bi la yoon ban finalité ngeen am ci PCF bi nan la ko sénégalais yi war a mën a yëgee ci seen peut-être lu ñuy fay ci l'impôt wala kiiti commerçant bi nan la ci war a mën a gisee boppam kii importé nan la ñu war a mën a def ba ñoom ñëpp suñu conformé ak mbir mi ñu gën ci gis suñu bopp ci réew mi. xam nga wax naa la ko sànq. l'impôt warul bàyyi kenn kuy am koom. man ni weer wu jot bu may fayeeku ci li may fayeeku dañ ciy tëq li ma war a fay ci l'impôt kon mënumaa rëcc yow mii dalay dal commerçant bu jub bi bu ñëwee importé ba pare ak société bi bu ñëwee bu fayee bénéfice da ko ciy fay mais ki nga xam ne ni day am bénéfice du ko ca fay kooku di làqatu day am moom ci boppam bénéfice bu ëpp ñeneen ñi loolu li muy joué mooy équité devant l'impôt tolloo la nit ñi ñoom ñëpp ñu yem kiy fay keneen ki dul fay ñu xiirtal ko ba mu ñëw fay ñëpp yam instrument bu mel noonu lañ mettre en place en dehors de l'équité l'impôt tamit instrument la pour fexe ñi nga xam ne ni dañu dul tolloo ci lu ne ñu jëm leen a tolloolee l'impôt instrument la pour bañ a yokku njëg moo tax boo gisee prélèvement boobu ma fàttali ko 12% yooyu au cordon douanier du yokk benn yoon njëg ndax kiy importé di jaay te di fay impôt te di déclarer jamono bii di ñëw te fas yéene ko def ci kanam loolu du yokk dara ci ay njëgam donc loolu dañ koy fàttali donc liñ ciy xaar dëgg-dëgg mooy xiirtal nit ñi ñu ñëw benn suñu fichier daal di yokk ci ñi déclaré ndax loolu mooy programme yaatal bi ñaar ak tollale nit ñi nga xam ne nii ñooy nekk di def ay activités te war a tolloo devant la charge fiscale. sant ko baax gërëm ko Magueye Boye nekk inspecteur des impôts et domaines nekk itam chef de centre des services fiscaux ca Mbour moom la ñu dalal ci seen bloc d'information Magueye pour jeexal rek fi mu toll ni ëllëgu DGID ëllëg bi xam ne moom la Sénégalais ti xaar ñu si bëri mooy peut-être li ñu joxe muy nekk loo xam ne dina gënti néew ndax ñenn ñi dañuy wax ne man de suñ ma daggee ba pare weer bi moom mel na dara doo ci tudde nan c'est quoi le futur de la DGID ci côté l'impôt yeeg taxes yeeg waaw DGID mu ngi jëm et tàmbali na ko yàgg na ci ubbeeku jëm ci nit ñi ci gën a yaatal ay digganteem ak nit ñi gën a rafetal naam rafetoon na diggante nag ñiy ñëw di déclarer ak di fay l'impôt gën a yokkit tamit l'impôt yi nga xam ne koy mobiliser pour l'État du Sénégal ndax soxla askan wi dafay yokk kon recette yi nga xam ne dañ koy tirer ci activité économique ci biir réew mi dafa war di yokk tamit waaye loo xam ne nii da nga koy dugal te nit ñi di ko soxla saa su ne mënoo ni tout de suite l'impôt bi ngay mobiliser en termes de recette mën naa yokk waaye en perspective bu fekkee ñi daawul natt fexe nañ ba ñoom ñëpp di natt mën naa ne ëllëg sax l'impôt bi nga xam ne nii da daan dal ci ñuy déclarer te di fay ñooñu mu wàññeeku mën naa ne ci ëllëg waaye nag mun ñu wax ni tout de suite dañ ko accompagner ak loolu mais lenn moomu wóor na coow lii lu tax muy bari mooy ñiy natt dañoo néew ñiy teggi bëri ni ko direction générale des impôts et domaines di waxee waaye bu ñu fexee ba muy natt bari ñiy teggi nekk fa
mën na ëllëg ña nga xam ne nii ñoo doon natt ñoom kese mu wàññeeku ci seen kaw jërëjëf. def ba ñëpp mën a natt ngir ñëpp mën a teggeendoo li ñuy tegg itam ñun ñëpp mu ñu mën cee jëriñoo loolu mooy li ñu mën a jàpp ci PCF muy prélèvement de conformité fiscale bu 12% bi xam ne ñiiti waa DGID niñ ko xamalee ab loi la de finance boo xam ne ca décembre 2020 lañ ko adopté woon waaye ci septembre 2021 bi lay ci 1er septembre bi lañ ko tàmbalee ti doxal ci www.pcf.dgid.sn www.pcf.dgid.sn ku fa dem rek lépp lu jëm ci mbir mi di nga ci xam la ca war ak tamit nan nga war a mën a def ba xam ndax conforme nga am déet ak ban yoon nga war a mën a jaar ngir mën a conformé wu ak liti prélèvement fiscaux yi mbokk yi sant leen baax gërëm leen lii mooy li ñu leen andiloon tey ci seen bloc d'information la totale jox leen di daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup.